salaamaaleykum suñu mbokk yi ñoo ngi ziar bu baax a baax di jéggaluwaat ci kàddu yi di santaat suñu borom bu baax a baax tey ndokkeel bu baax ñuy seetaan ñëpp rawatina jullit yi ci weer wi nga xamante ni mooy tàggoo ni di jeex weeru koor gi di ci ñaanal ñëpp jàmm ak suñu borom nangu liñ ko ci doon jaamu kon xam naa niñ ko waxee woon rek incha allah loolu lañ fas yéenee ñëw waxtaane tey muy lislaam jafe-jafe yi muy dund wala nga xamante ni noonu la ñuy dundee lislaam ci suñu réew moomu di Sénégal loolu incha allah moom lañ fas yéene waxtaane tey indi ci ay analyse daal kon xam naa comme ni ñu ko waxee woon rek dañoo gis ni lislaam moom dëgg yàlla am diine la joo xamante ni suñu borom moo ko barkeel jox ko yonent bi alayhi salaam mu jaarale ko ci yonent bi alayhi salaam mu war a leeral àdduna waaye tamit mu doon loo xamante ni moom la nit moom kese mën nañ ni ci liñ gëm mooy moom rekk la nit mën a gëm jàpp ko dund ko am texek àdduna ak texek àllaaxira kon xam naa dinañ dugg ci biir waxtaan wi ci détails yi pour incha allah def analyse boo xamante ni xëy na dana mën a am solo bu soobee yàlla. kon buñ fàttalikoo dañuy gis ni suñ borom bi mu bindee doomu aadama dafa am charge bu mu teg ci moom mooy wàcce ko ci kaw suuf pour mu wuutu ko fi mooy mu nekk xalifaam kon yàlla nag bu la yónnee liñ naan ku la yónni ku ne dana la jox jumtukaay yoo ko liggéeyale kon moo tax yàlla jox na nit doomu aadama ay jumtukaay mooy daf koo jox am xel jox ko muy dégg di gis di dox yooyu yëpp yàlla daf koo jox nit loolu mooy jumtukaay yi nga xamante ni moom la yàlla jox doomu aadama. léegi nag dañuy gis ni moom yàlla bi mu bindee nit jox ko mission mooy mu ñëw ci suuf si dundal suuf si wuutu ko fi doon xalifaam duñ dugg ci xista yu gudd yi ca la tàmbali nag di yónni ay yónent waaye ñoo xamante ni ñooy ñëw wax ni nii kat lañ war a toppee yàlla loolu ñooñu ñooy yónent yi ñoom la yàlla daan jox ay mission ñu war a leeral nit ñi nan la ñuy toppee yàlla mi nga xam ne moo bind ay nitam bind univers bi lépp lu nekk ci diggante kaw asamaan ak suuf lu nekk feneen fu ñu xamut ak lépp lu am rek suñu borom moo ko amal bi mu ko amalee ba noppit moo ci jëfandiku ci moo ci def ay manifestation maanaam mooy def coobareem ci lim bind muy nit wala muy animaux yi wala muy bant yi yiñ mën a laal yi dund ak yi dundul fi mu ne scientifique yi sax boo demee ñiy def physiciens yi xam nañ li may wax dem nañ ba fi mu ne xam ni boo jëloon par exemple laser yooyu microscope yu kii yu seen instrument yu xarañ yooyu boo ko dëppee ci garab wala ci bant wala feuille dañuy gis ni feuille bi day yëngatu loolu ba ko alxuraan di wax yàgg na dañuy gis ni feuille bi day dund kon day def ay mouvement man am na boroom xam-xam ma ci doon waxal ma ne ko loolu nag ni ma ko déggee man mooy li suñ borom di wax ni lépp a koy sàbbaal loolu physiciens yi dem nañ ba découvrir ko xëy na dinañ ñëw ci biir waxtaan wi ci yu mel noonu waaye kon dañuy gis ni suñ borom mi nga xamante ni moo bind doomu aadama moo am charge bu mu teg ci kaw waaye moo koy tamit li mu ko bëgg a dimbalee mooy yónni ku koy fàttali kon yónanti yàgg na fi ñu tàmbalee ci yónti yàlla aadama alayhi salaam ba ki ci mujj muy yónti yàlla Muhammad mi nga xamante ni moo tëj prophétie gi mooy ki ci mujj te matale lépp nag nga xamante ni kuñ bindit moo tax voilà léegi nag yonenti boobu alayhi salaam moo wàcce lislaam moom ci lislaam ji nga xamante ni ñun moom lañ nekk nii ndax lislaam it bu ñu fàttali ko yàlla suñu borom mi nga xamante ni moom i jaamam ñim daan yónni ñëpp lislaam la leen daan jox diine ji ñu daan yor lislaam la daan tudd lislaam baat bi buñ ci delloo li muy tekki yaakaar naa du jar a dugg ak yooyu ñëpp xam nañ ko mooy jox jeex tàkk ci yàlla rek mooy daanaka yow sa lépp nga delloo ko yàlla mooy soumission totale lay tekki baatub lislaam tekkiwul leneen lu dul jox sa bopp bàyyeeg sa bopp yàlla loolu ñu naan bàyyeeg sa bopp yàlla wala dellu ci yàlla yooyu mooy bàyyeeg sa bopp yàlla dong la baat bi tekki baatub lislaam mooy lan mooy ku bàyyee boppam yàlla mooy lan di jéem a xam li yàlla bëgg ci moom di jéem a nekk ci chaque jour fàttaliku ki ko bind nangam sangam quête perpétuelle boobu loolu kese mooy lislaam du baat bu compliqué lislaam baat bi li muy tekki mooy bàyyee sa bopp yàlla ba jeex tàkk looy def mooy li sëñ bi di wax ci yaakaar naa Munawwirus Sudur Sëñ Tuubaa mi ngi ciy bind di wax ni nit ki fii ak demul ba lu mu xool gis ci yàlla rek daanaka sax am na lu mu ci teg voilà donc kon ñu gis ni nit ki bàyyee boppam yàlla ba jeex tàkk kooku tudd na jullit donc xëy na dinañ ci gën a ñëwaat donc kon ñu gis ni diine yi fi jaar yëpp muy tàmbalee ci yonti yàlla aadama ba ci yonti yàlla Muhammad l'islam lañ yoroon population yi ñooy changer di évoluer affaire yi di am ay mutation loolu moo ci am ak xëy na
dëkk yi di wuute loolu mooy changer gis-gis yi ak dégg-dégg yi waaye ñoom ñoo bokk lu ñu daan woote mooy def lu baax bàyyi lu bon amal sa société njariñ daanaka ñi daan woote ñëpp génnuñu ñaar yi ma wax mooy di def lu baax amal sa société njariñ voilà di bàyyi xel sa borom ñi daan woote ñëpp génnuñu loolu xam ni mën nañ ni sax diine moom boo ko doon tënk da ngay wax ni ni ko borom xam-xam yi di tënke mooy mën nga ni ñaar la mooy def liñ la digal ak bàyyi liñ la tere liñ la digal lépp lu positif lay doon suñ borom moo bind nit suñ borom mi bind nit moo ko bindaale mu nekk forme boo xamante ni liñ naan ci bipolaire la mooy nit ci biir nit dafa am ay version yoo xamante ni lu baax rek la maanaam kenn ku bon 100% amul yàlla du dem yàlla lu mu def rek kéemaan gi ci nekk mooy day am loo xamante nii maanaam day liñ naan équilibre boo xoolee côté bi da ngay gis lu bon boo xoolee côté bi da ngay gis lu baax nit ñëpp am côté yoo xamante nii dafa baax a baax moo tax nit kenn du ko sànni nit nu mu mën a mel rek su dajee ku nite te xam li xew ab defarkat dëgg-dëgg da koy jëlaat teg ko ci axe yu leer teg ko ci yoon wi loolu mën nañ cee joxe exemple Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ci société ceddo bi mu fi fekkoon nan la def ceddo yi nga xamante ni ñëpp leen sànni woon daan wax ni ñi kenn mënatu leen a defar fexe naa def ay stratégie ba mujj gi ceddo yi ñoo gën a gëm ñi gëmul woon diine ji kon pour bañ a wàcc liñ waajaloon ci waxtaan wi kon bu ñu wax xësee ba définir lan mooy l'islam baatub l'islam wax naa ko mooy bàyyee sa bopp yàlla ba jeex tàkk maanaam looy def rek di ci bàyyi xel yàlla mooy soumission totale à Allah mooy voilà soumission totale à Allah loolu mooy baatub l'islam kon ñu gis ni l'islam lan moo ko dugal nag Sénégal kon xam nañ ni l'islam kat ñëpp xam nañ ni Màkka la feeñe li tax mu feeñe Màkkaat boroom xam-xam yi wuute nañ ci ay indi wax yu baree bari am na ci waaye liñ ci jàpp mooy Màkka moom bokk na ci côté boobu bokkoon nañ ci ñi gënoon a réer maanaam bokk nañ ci nit ñi nga xamante ni seeni aada dafa juunu woon maanaam dañoo réeroon réer gu tar ñoom boor boobu yonent bi alayhi salaam feeñ fa war a doon làmp bi leeral côté boobu waaye du yam ci Màkka kese ndax yonent bi alayhi salaam humanité bi yëpp la ko yàlla yónni ndax moo war a tëj donc kon yonent bi ñun chance bi ñu am mooy bépp jullit moo tax des fois damay am problème bu ma gisee ñuy faa ñeneen wala nangam sangam ñi nga xamante ni bokkuñu ci diina ji wala dara ndax da ngay xam ni ñii xamuñu li ñu war a xam waaye jullit bu xam li mu war a xam rek lu baax mënatu koo génn ndax lu baax fu mu mën a nekk rek mi ngi ci biir yonent bi alayhi salaam ndax yonent bi moo tëj lu baax li fi newoon yëpp bi mu ñëwee moom la synthétiser yor diina ji nga xamante ni mat gi dafa jéggi dayo moom képp moo mën a defar àdduna tubaab yi xam nañ ko bu wér a wér donte ni dañ ko nanguwul waaye xam nañ bu wér a wér ni l'islam moom lu dul l'islam boo ko déroulé da ngay échec loolu moom scientifique ak ñëpp xam nañ ko l'islam moo yor solution bi ndax l'islam voilà xëy na buñ dugg l'islam de manière authentique nag ni ko yonent bi jàngale woon l'islam jooju moo yor solution àdduna bi malheureusement nag jullit yi yu baree bari xew na fii ba yu baree bari ñu distraire leen ba fàttaloo leen ko léegi sax daanaka ñi gëmul yàlla la jullit yi gën a fan boo demee Arabie Saoudite tey jii ñi gën a fan mooy ñiy làkk anglais wala américain donc yooyu yëpp xëy na dinañ ci gën a évoluer ci biir waxtaan bi kon ñu gis ni yonent bi alayhi salaam bi ko yàlla yónnee màkk mu war a leeral gox boobu waaye leeral yeneen gox yi ci àdduna bi yëpp nag ndax àdduna bi fépp lañ ko yónni mission am dafa général donc da ngay gis ni tamit c'est mu ko mën a waxee loolu tamit moo tax sax am na benn boroom xam-xam bu ñu naan Iba Der Thiam bind na ci historien le Sénégal professeur bind na benn article boo xamante ni moom dafa défendre thèse ni nañ bàyyi xel ni l'islam Afrique la njëkk a dugg doog a dem Médine nee na l'islam Afrique la njëkk a ñëw doog a dem Médine gee ñu yonent bi tëdd tey jii nee na l'islam bi muy ñëw Afrique demagul Médine moom Iba Der Thiam loolu la thèse boobu la développé kon ñu gis ni li tax mu wax koon mooy nee na saxaaba yi bi ñu amee am na ci ñenn ci saxaaba yi bi ñu amee jafe-jafe ci Màkka yonent bi daf leen a wax nañ gàddaay dem Éthiopie moom la ñuy Abyssinie fekk fa buur bu jigéen boobu voilà mu teral leen te boobu moom mi ngi woon ci diine yi christianisme waaye teral na leen ndax valeurs yi leen yonent bi jàngaloo nag yu baree bari ba mu mujj leen ci bëgg ba yaatal leen fa moo lay wax ni diine ci jëmmi boppam diine yi amuñu problème mooy diine bu ku comprendre rek doo am ak sa morom problème ki gëm lii wala ki gëm laa duñ am problème ndax dañuy xam ne am na luñ bokk muy bëgg lu baax bañ lu bon peut-être wuute yi nit ñi ñoo ko ci yokk mais diine yëpp moom jenn diine la mooy l'islam kon ñu gis ni foofu yonent bi muy jàngale fekk na kon ay saxaabaam ñum defar ba noppi ci ñoom
baa boog ñu mu defaat ba mu sori ci ñoom pare nañ dem Éthiopie. kon ñu gis ni l'islam daa tàmbali di tourner bi mu jugee Éthiopie yàlla def mu ñeneen ñi ko doon nga xamante ni Afrique mën na wala ñun suñu côté Afrique boobu 8e siècle fekk na l'islam ñëw fa 9e siècle boroom xam-xam yi dañ ciy wuute ñii dañ ni 8e siècle ñii ni 9e siècle l'islam dugg na Afrique. li ko fa dugal tamit am na ay conquêtes yoo xamante ni ay ñoo xamante ni yéene woon nañ yiw ñeneen ñi wala yàlla dogalub yàlla l'islam war a jaar ci ñoom looloot am l'islam jaraloo leen ñu xam ne l'islam moo mën a lijjanti àdduna bi ak ku ci ne bëgg a liggéeyal yàlla ci toolu l'islam bi tax ñu def ay conquêtes mooy dem fekk ni tubaab bi daan def rek di naan dañuy dem ci dëkk yi di nangu alalu nit ñi wala di def semblant naan dañ leen di coloniser pour civiliser leen ñooñoot loolu gis-gis boobu lañ amoon loolu mooy politique mooy sa gis-gis nga tasaare ko ci ñeneen donc voilà ñoom it loolu lañ doon def boo ko gisee mooy tribu bu yaatu boo xamante ni nekkoon nañ Sénégal almoravidi muy almoravidi ñu leen di wax ci arab almoravituni muy tribu bu yaatu ñooñoon ñu am liggéey bu am solo ci buñ apporté l'islam ci jamono jooju ci jamono 8e siècle voilà nga xam ne ci Maghreb bi lañ nekkoon Indonésie ci empire Mali yi dema dem bu yaatu woon na quoi Mali seen force yooyu ñu boole woon nag moo leen permettre woon ñuy jixaat di dugal l'islam ci dëkk yi ndànk ainsi de suite ba mu sori daal. kon ñu gis ni ñun Sénégal loolu kon mën nañ ni li ko dugal Mali moo ainsi de suite noonu la duggee Sénégal rek ak tukulóor yi ak jaayante gi ñu daan jaayante foofu ñun suñ société yi xam nañ ni bindoo woon société mën nañ ni li ci ëppoon bu dee société wolof bi ceddo lañ daan dund mooy ak ceddo donte ne amoon nañ nag ay valeur waaye du woon diine dara daal waaye amoon nañ ay gëm-gëm yoo xamante ni ci lañ daan sukkandiku donte ni yàlla yu bari lañ daan jaamook di yatt seeni yëf ak comme waa Màkka rek nañ ko daan defee ainsi de suite ndax nit moom naturellement dafa soxla yàlla moo tax buñ ko xamalagul yàlla rek dana créer ab affaire am ni loolu mooy yàllaam mooy des fois ngay gis ku ni garab gi lay jaamu wala nangam sangam loolu moo koy waral yàlla ci jëm yàlla lim defar moo extraordinaire mooy nit mënta dem sans yàlla moo tax bu jaaxlee rek da ngay gis xelam mépp ak xalaatam yi ak xol bi di jàll fi mu ne ñun ñi nekk ak tubaab bi fi mu ne nii ñëpp xam nañ ni am na lu kenn mënta contrôler lu am maanaam dañ koo waxul rek wala ñoom ni ñu réeree tar ñoom tubaab bi waaye xam nañ bu wér a wér ni fi mu ne nii am na ku contrôler àdduna bi te nit mënu ci dara ndax fii may wax ak yow Amérique lañ daan jay naan ko mooy puissance nangam sangam ainsi de suite mais ñëpp xam nañ ne Amérique puissant wul ci dara seen échec yaa ngi nii di leer ki ko jiite dem na sax ba xamatul fu muy taxaw donc ñi waxoon dañoo am doole ñëpp voilà seeni mbir mi ngi remettre en question donc dañuy gis ne l'islam diine la joo xamante ni noonu la duggee Sénégal ci ay ñoo xamante ni voilà seen porté wu volonté pour indi diine ji ainsi de suite ba yàlla def mu dugg fa bi mu fa duggee tamit nit ñëpp rationnel maanaam nit ñëpp seen xel day xalaat dañoo am lu ne ci ñoom liñ naan bon sens buñ gisee lu baax dañ koy nangu donte ni dunduñu ko léeg-léeg mën nañoo bañ lu waaye buñ tëddee danañ xam ne lii kat lu baax la kon gis nañ naar yi wala population yi nga xamante ni ñoo daan ñëw di jaay foofu di jaay ñoom diina jee lañ yoroon buñ daan waxtaan dañuy gis ni ñii kat duñ fenn dañoo nangam dañoo baax bu waxtu julli jotee dañuy dem def ci lañ leen koy laaje mag ñi newoon foofu di leen laaj lii jën diine la ñu leen koy expliquer ainsi de suite ba bañ jot ci diine ji kon xam naa pour bañ a guddal ci histoire dama ne woon sax du ma dugg ci détail yu histoire ndax histoire moom dafa xaw a mën a gudd dañuy dem ci l'essentiel rek kon mën nañ ni loolu moo dugal Sénégal l'islam donc kon bi mu duggee Sénégal l'islam it ñu xam ni dafa am essence dafa am li nga xamante ni moom ku ci nekk yaa ngi ci l'islam ku ci génn nga ci l'islam loolu nag mooy texte coranique bi ak sunna yonent bi alayhi salaam man nañ ni ñaari tànk yooyu la l'islam di doxee mooy texte coranique bi ñëpp ci maase woo xam ne waxi suñu borom la du waxi nit du waxi yonent bi waaye waxi suñu borom mi nga xamante ni azza wa jalla ay waxam la nga xamante ni lu dul alxuraan rek alxuraan moo la féete kaw alxuraan moo borom xam-xam yi sax dañuy wax ci alxuraan ak yonent bi ku gën dem nañ ba xam ne alxuraan moom moo féete kaw yonent bi moo féete kaw lépp kon alxuraan moo nekk au-dessus de ñëpp donc du téere boo xam ni dañoo bëgg a gëm loolu ne comme yeneen téere yi la rek waaye xam-xam yu extraordinaire ci nekk mag ñi ko xamoon daan dund lan mooy alxuraan c'est extraordinaire donc kon texte alxuraan bi ak hadiis yu yonent bi authentique nga xamante ni waxi yonent bi la wala lu yonent bi approuvé wala lu yonent bi joxe avalam validé ko 100% texte yooyu donc ñaar yooyu lañ mënta remettre en question waaye leneen lu mu mënti doon day évoluer selon nit ki ni mu ko déggee ci dëkkam wala ni mu koy dundee moo tax yonent bi sax bi mu ñëwee pratique yi nga xamante ni yu rafet la woon waa Màkka daan ko def terewu leen ko da leen a bàyyi ak seeni aada
Sénégal yi c'est la même chose lépp loo xamante ni mag ñi fa newoon te xam bu baax a baax ni ñuy yare lépp loo xamante ne woon gis nañ ni texte coranique bi terewu ko rek wala yonent bi terewu ko rek dañ ko daan accepté donc kon gis nañ ni l'islam dugg na Sénégal doon diina joo xamante ni suñ mag ñi xemmemoon nañ ko population ceddo yeeg yooyu nga xam ne ñoom fit ak jom ak ngor yooyu lañ bëggoon xemmemoon nañ diina ji nag tàmbali di màgg mën nañu wax ni ci ñi ci mën a tudd ci ñi ci njëkk te liggéey ci liggéey yu extraordinaire yàlla nañu ko yàlla fayal Cheikh Omar El Hadji Omar Foutiyou Tall liggéey ci liggéey bu extraordinaire boo xam ne ba léegi tubaab bi fexe nañ ba camoufler ko nëbbu ko waaye liggéey bu extraordinaire la doon def ci defal yàlla jixaat ju rëy a rëy moo njëkk a def jixaat mën nañ ni ci 1854 la première jixaadam ji nga xamante ni 1854 la ko def jamono jooju tamit fekk Faidherbe ba tubaab yi di wër ñoom ay dëkk ndax tubaab moom économie yi leen ñor di wër ay dëkk yuñ noot ak gën a yokk seen nguur ndax boobu ay dëkk tubaab yi France geek fépp rek li fa nekkoon mooy ay empire ñoom it ñu bëgg a yokk seeni doole ak seeni dëkk moo taxoon ñu daan dem di nangu dëkk jàmbur yi di ko toj voilà loolu leen indi Afrique bi ñu fa ñëwee ñu daje fa quasiment Cheikh Omar jamono jooju mu installé ndax Faidherbe bi muy ñëw Sénégal 1854 la 1854 la fa ñëw ba 1865 donc jamono jooju la fa Faidherbe bi nekkoon El Hadji Omar 1854 installé woon na ba tàmbalee doxal moom plan wam bu leer bëggal installé l'islam bëgg koo def mu nekk loo xamante nii day doon li ñu naan mondialisation day mondialiser l'islam gépp ñëpp am benn gis-gis di dund yàlla ju wér loolu la si El Hadji Omar bëggoon a def nga xamante ni demoon na ba fédéré daanaka Sénégal ak Mali ak fépp dëkk yooyu yëpp El Hadji Omar réussir woon na def ko ginnaaw bi nag la Faidherbe bi ñëw ak voilà seen puissance yi ñu amoon nag niñ mënee yàq ak fexe moom it daal di def ay pexem ba yu baree bari am seen diggante xëy na duñ ci dugg tey mën nañ cee dugg beneen yoon donc ñu gis ni kon l'islam ci jëmmi boppam commencé na di affronté wu ak ay ennemis te du tee tamit dañuy gis ni ennemi l'islam yi du woon tubaab yi kese waaye ci biir résistance bi ñu fi fekkoon mooy ceddo yi nanguwul woon wala ñi nga xamante ni bëgguñu woon ko laal seeni intérêt wala nangam sàngam ñooñu ñëpp dañuy gis ni dañ daan xeex l'islam di ci yokk yu ci bokkul di ko chaque jour di ko saboter ak di dugal yu ci bokkul voilà kon ñu gis ni l'islam dugg na Sénégal bi mu duggee jaar ci mën nañ ki ma ci cité sànq muy ki ci ñi njëkk taxawal am yéene taxawal ko fa El Hadji Omar wax dëgg yàlla mu daj ci lu ne daj ci coono yu rëy El Hadji Omar ku mat di bàyyi xel la mat di gëstu donc voilà du tee nag àdduna la yàlla bind muy changé àdduna chaque jour day changé li ñu naan day tourner luy tourner la nekkul benn étape kese bu tayee nit ñi di dund lii bu subaa dañuy soxla leneen dañuy nekk ci leneen moom xarnu bi day wëlbatiku donc moo tax chaque jour day am ay évolution yu yokk ñii di gisee nii ñii di ci dindi lii voilà ñii di d'accord ci lii ñii di bañ a d'accord ci lii donc ñu gis ni l'islam kon après bi tubaab bi ñëwee dafa fekk nag après Cheikh Omar bi mu ñëwee moom ak confrérie Tidiane bi mu yoroon teewul bi mu fi jógee tamit xaadir yi installé wu nañ fa ku mel ni Boukounta bu Ndiassane ainsi de suite tukulóor yi tamit joué ci rôle yu extraordinaire ci tasaare ko donc l'islam di dem nag ba nga xamante nii fexe nañ ba wax dëgg yàlla mu doon diine ji nga xamante nii population bi ñoo ciy gis seen bopp ndax boo seetloo l'islam moom du diine joo xam ne sax dafa violent di dem di rey nit ñi naan leen ñëw leen doog bokk ci diine ji ndax loolu texte coranique bi da koy tere laa ikraha fi diine amul forcé kenn amul contrainte donc dañuy gis ni voilà donc loolu nag population yi ñoo dem a dem ba xam ni ñoom diiney l'islam ji kat gis nañ ci seen bopp amal na leen njariñ dal na seen xel ñu tàmbali di ci adhéré dem ba looloo tax Sénégal dem a dem ba quasiment population bi yëpp 95% population bi ay wala 96 sax man dernière kii bi ma gisoon 96 lañ ci def chiffre yi ma mujj am 96% population bi yëpp nee nañ ay jullit lañ donc nag 96% musulmans ñoo am Sénégal foofu nag la problématique bu waxtaan bi nekk dañ ni 96% des ñoo am ay musulmans yu nekk Sénégal donc buñ neen ñun 96% ñoo fa nekk foofu nag moo la taxaw seetlu bi di amee solo léegi lan moo tax kon l'islam ak ni mu rafetee ak ni mu dalee xel ak valeurs yi ci nekk yëpp ñun ñu koy ñàkk chaque jour saa yuñ xëyee dañuy gis ni dañuy ñàkk ñun valeurs yi l'islam incarné amoon ko ñoo ngi gis ñoo ngi koy ñàkk chaque jour lan moo waral loolu kon xëy na loolu mooy problématique bu waxtaan bi lu waral l'islam mat gi mat nga xamante ni nit kuy dund l'islam waroo mel nenn ni ñu gis ni ñun suñu population 96% yi dañuy woote woon ni ñoom ay jullit lañ te ñu gis ni li ñuy def ci suñu dëkk bi lépp dafa contrôler dafa safaanoo ak li l'islam bëgg ay nit mel noonu l'islam mën nañ ni lim gën a bañ
bokk na ci di ŋàññi nit di yàq deru nit te fi mu ne xoolal Sénégal média yi léegi bërëb yu baax yi bërëbu sëriñ si ñuy wax sax boo fa toogee liñ fay waxtaane mooy diw nga xamante ni kon lan mooy problématique boobu lan moo waral ñun li l'islam gën a bëgg ñun moom lañ gën a sori te pourtant dañ ni 96% ci nit ñi nekk biir Sénégal ay jullit la ñuy woote woo lu waral loolu foofu la waxtaan wi gën a amee solo donc ñun ci suñu gëstu ak suñu di xalaat dañ gis ni Sénégal ñun suñu jafe-jafe ci diine bi ci njëkk mooy xam-xam mooy liñ naan xam ndax boo seetloo bu ñu juddoo rek ñu ci ëpp bu ñu juddoo li ñuy def mooy école tubaab lañ leen di yóbbu am na ci ñu am chance dem jàngi daara wala seeni waajur doonoon ay jullit yu wér fexe leen ba former leen ci l'islam jiñ nekk nga xamante ni ñooñu am nañ chance am na ci ñu ci bari ñoo xamante ni seeni waajur tàggat nañ leen ci l'islam bañ koy dund gëm ko xam ko am na ci ñoo xamante ni amuñu woon chance boobu seeni waajur dañ leen a yóbbu woon ci école française bi école française bi moo leen jox ay valeur jox leen yi nga xamante ni ñoom loolu lañ jàpp ni noonu la àdduna war a doxee ñooñu corpus boobu lañ incarné donc kon dañuy gis ni ñi nga xamante ni dafa am ñaari choc yu fa nekk mooy ñii seeni waajur def nañ ci ñoom diine wala ñu yóbbu leen daara ñu yor beneen xeetu jàng bi ñeneen ñi tubaab bi ci lañ génne waaye du tee ñoom ñëpp ay jullit la ñuy doon léegi kon différence bi foofu lay nekk kii dafa xam kii xamul ki xam diine la jàng diine jiñ ko jàngal dafa am yu baree bari ci àdduna jàngagu ko woon kon comme jàngagu ko woon kee moom àdduna rek la demoon jàngi te jàngul diine bu ñëwee ku ci nekk day am lu manqué xaw ma leer na am déet waaye ku ci nekk day am lu manqué xeetu nit yooyu ñoo daje Sénégal mooy ñii école tubaab rek jàpp nañ ni lu tubaab waxul loolu ay caaxaan la ñii jàpp ni lu diine waxul ay caaxaan la te benn daanaka boo seetloo li ñuy def lépp l'islam bi nga xamante ni moo authentique loolu la incarné l'islam bi authentique li mu bëgg mooy nit ki ñu teel koo xamal boroomam mooy xam ki ko bind ak lan la ko responsabiliser ak lan la ko sant loolu la l'islam di waajal phase bu njëkk bi ci xale mooy ñu xamal la yàlla xam ni la yow kat ñëwoo fi pour mission taxawaalu wala dara waaye da nga fi ñëw pour représenter yàlla ku toll ni yàlla nag ku ko représenter am na loo xamante ni waru la waajal la ci jàngal la alxuraan di la wax li yàlla bëgg lim bañ leeral la ko mag ñi fi jaaroon li leen échecloo liñ baaxle woon yooyu yëpp bu ñu la ko jàngalee ba alxuraan ji leer sa bopp buñ paree nag dañ lay yar ci nangoo liggéey nangoo amal sa société njariñ daara bu njëkk loolu la daan def ku dellu ci Iba Der Thiam article bu am solo bind na ko ci daara xeex yi ñuy xeex daara bu yàgg ba léegi indi na ko ci kon ñu gis ni beneen fu ñeneen ñi moom mooy ñi génn ci école tubaab bi ñoom li ñu leen jàngal rek mooy àdduna fexe leen daal yéen seen àdduna ngeen def seeni pexe ba mën a réussir ci àdduna bi ndax àdduna mooy dund gi tax tubaab moom gis-gisam moom pour moom àdduna la boo fi deewee pare na kon moo tax choc yooyu am Sénégal nag moo tax il faut buñ bëggee suñ société bi évoluer suñ société bi nekk ci société yi nga xamante ni au niveau international société yu mag yi ñuy tudd il faut ñu résoudre problème bi ba pare mooy fexee defar benn modèlu sénégalais donte ne lu jafe-jafe lay doon ab jixaat la mais defar sénégalais boo xamante nii day am gis-gis bu équilibré mooy day xam ni yàlla dafa am xam ni yàlla daa am lu mu bëgg nit ñi mel noonu waaye tamit yàlla bi ñuy bind tamit wàccewuñu fi ñu doon ay animaux rek daf ñu wax ñu évoluer daf ñu wax ñuy xalaat daf ñu wax ñuy produire daf ñu wax ñu dundal suuf si moo tax musulman bu xam boppam kenn waru ko gën a doon expert kenn gënu ko war a doon ingénieur kenn waru ko gën a doon boroom xam-xam waru ko bàyyee ak tubaab yi mais boo seetloo démission bi nga xamante ni moom lañ bàyyee jullit yi bàyyee tubaab yi xam-xam bi ñu naan jullit yi ñoo nangoo liggéey ñu naan tubaab yi ñoo nangoo liggéey nangam sangam wala tubaab yi ñoo amal société bi njariñ yu baax yépp ñu mel ni tubaab yi ñoo koy defar bi l'islam di doon l'islam dëgg-dëgg demewul woon noonu bi l'islam di doon dëgg-dëgg li fi am njariñ yépp mën nga ne ci jullit yi nga ko daan jële wala ci ñi daan dund seen diine avant l'islam di ñëw ndax damay faral lu bari dama koy wax sama biir wax damay wax ni boo seetloo nit en tant que tel amul lenn loo xamante ni xam na ko lu mu xam rek yàlla moo ko xamal nan la ko koy xamalee mooy ci li ma doon wax ci début bi mooy ci yonent la daan yónni bu yónnee yonent jox ko ay yu baax ni ko na ngeen tere yi defe leen nii wax ko ay xam-xam yoo xamante ni yàlla moo ko koy déey moo ko koy ilham donc ci xam-xam yooyu nag ci la société bi yëpp évoluer fi mu ne boo seetoo tubaab yi seen constitution yeeg yëpp ñuy wax bu dee France gi nga xam ne xam naa aslëf ci seen constitution wala seeni fonctionnement dëkk da ngay gis ni li ci ëpp ci christianisme la tegu ci catholique diine catholique ci la tegu dañ lay gëmloo naa la diine nangam sangam waaye seen valeur yëpp mi ngi tegu ci
diiney christianisme. boo demee ci juif yi la même chose. Amérique boo fa demee seen valeurs yi ñu lay wax naan la ay laïcité yooyu yëpp mi ngi ci biir l'islam. ba ci laïcité man wax naa ko benn waay bi yàggul nee naa ko laïcité mi ngi ci l'islam. bu dee ñoom tubaab bi ni ñu jàngalee laïcité wala démocratie baat yooyu ñuy wax yëpp mi ngi ci diine ko njëkk a wax. démocratie bañ nañ ko ba yonent bi alayhi salaam daawul def lu mu diisoowut ak saxaabaam. am na ci yoo xamante ni saxaaba yi ñoo daan jël décision bi. am na ci yoo xamante ni Sidna Omar la yàlla daan wàcc wax ko ni ko yaa ni ci dëgg Omar yu baree bari nit ñi xam ko. mais dañuy gëlëmal nit ñi ci par ay jeu de mots ay démocratie ay nangam sangam fekk yow mi ngi ci sa biir diine yaa xam yaa amul discernement gi wala dañ la koo jàngalul wala dangaa dem ba sa xam-xam eggagu fa. kon il est temps au Sénégal chance bi am mooy am nañ diine joo xamante ni moo fa gën a yaatu muy l'islam. valeurs yi l'islam am yépp dañ ko war a teg ci taabal ji xool ñun nag nan lañ nekk ba nekk en déphasage mooy fexe ba wuute gi am mooy l'islam woote lii 96% des musulmans nekk Sénégal te saa yu ñu xëyee di dégg scandale yoo xamante ni maam ab jullit sax waru koo nangoo dégg mooy yàq deru nit mooy ñàkk amal njariñ sa population yoo xamante ni voilà c'est extraordinaire te 96% des musulmans fa nekk. am na ñoo xam ne sax dañuy amuser wu di tooñ naan boo ñiy jaay sàngara boo ci dindee jullit yi àdduna tukki Sénégal nga xam ni c'est extraordinaire loolu. yu ñaaw yëpp ñuy wax loolu nag man lépp bi ma gëstoo li ko waral mooy ñàkk a xam wax naa ko ñu ci bari dañ leen di yóbbu ci école tubaab bi ñu jàng mais xamuñu seen diine ñooñu suñ màggee ñooy amaat ay doom diine du leen saf dara ñu bari ci population bi xamaluñu leen woon diine du seen faute. man nga ni société bi moo tegul mécanisme bu leer boo xamante ni war nañ parce que société noonu la war di doxee lépp lu am njariñ dañ ci war a forcer waa dëkk bi ñu koy def. boo ñëwee France gi am na ci loo xam ne xalaatoo ko ndax jàpp nañ dafa am njariñ bañ nañ ko ba yaakaar naa fii ba 14 ans wala je sais pas 15 ans école par force la fii ba xale bi am 14 ans wërta na ci kër gi daa war di jàng par la force. éducation pour tous parce que xam nañ ne nit su jàngul moom na ma yàlla baal bàyyi ma yi ñoo yam nit moom foog mu jàng ñu jàngal ko yee ko ak lu mën a jàng nag waaye war na jàng mooy lu ko yee wala voilà. donc kon société yi ñoo am ay mécanisme de ni ñu bëgg seeni nit mel noonu ñu leen koy forcer kon nag ñun malheureusement Sénégal loolu amu fa dañuy wax démocratie ndax tubaab bi avant ñuy wax démocratie dañoo dem ba nag bu ñu waxee dëgg rek dëkk yëpp di woote woo démocratie dañoo dem ba toog ci lu dëgër doo ko wax démocratie. dëkk yëpp lu tar lañ nekkoon di xam ni lii nit ñëpp mënuñoo normal day am ñu xamante ni ñoom ñooy leader d'opinion yi wala ñooy ñi nga xamante ni ñoom la ñeneen ñi war a topp. ñooñu taxawal dara ñeneen ñi ñëw fekk si leen ci waaye nit ñëpp mënuñoo xëy melanoo niñ bëgg donc kon ñun suñu jafe-jafe dafa xóot tubaab bi daf ci indi ay gàllankoor saboté l'islam ji daan ci yokk yu extraordinaire ba pare l'islam ji seen biir it choc yi bari ñii dañuy dem jàngi Arabie Saoudite bu ñëwee xëy na logique bi ma waroon a demee ci waxtaan bi sax maa ngi perte fil bi mais ñu ci baree bari loolu moo indi jafe-jafe l'islam dégg-dégg yi bari Sénégal gis-gis yi bari fa ak tubaab bi tamit ay pièges am jullit yi seen biir dem ba choc boobu dafay dem ba daanaka lu brouillon li ñu naan brouillon lay doon doo xam finalement lan mooy original ak lan moo ci wératul loolu nag dafa laaj bu boobaa li ma doon wax ci sujet bi mooy discernement te discernement gis nañ ni daanaka suñu boroom sax da ko wutal saar spécial ndax du lu yomb jagleelu ko ñëpp tamit mooy ràññaatle dëgg ak lu dëgg loolu nag ñun jafe-jafe boobu tamit gis naa ne am nañ ko ci suñu société waaye bu ma delsee daal ci problématique bi l'islam lu tax ñu mën a wax ni saa su ne jullit yi ñoo fa ëpp Sénégal te saa su ne dañuy gis ni l'islam ji day dellu ginnaaw ndax dellu ginnaaw moom l'islam moom bu ma ko waxee du caaginu damay judd rek ñu ne ma jullit nga jàkka yi bëri na nit ñaa ngi wax saa su ne mais dañuy gis ni li ñuy def saa su ne ci société bi day juunoo ak li l'islam jàngale loolu man moom laa tuddee problématique bu l'islam parce que l'islam dëkk yi koy dund fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla am man ngañ ni loolu boo demee dëkk bu mel ni Pakistan wala Indonésie wala Malaisie dëkk yooyu da ngay gis ni voilà buñ la présenté l'islam ji ñuy dund rek da ngay gis ni ñun Sénégal dañoo am écart bu rëy rëy ci ni ñu war a dundee suñu diine donc kon ñu gis ni liggéey bu baree bari dafa am ci l'islam ji mooy xamal nit ñi d'abord man dama gis ni jixaat ji gën a rëy fi mu ne nii mooy nit ñi xamaat l'islam de manière authentique xamee ko ci nag téere yu authentique yi nga xam ni l'islam moom boo ko jàngee ci téere yu authentique yi yàgg ñëpp ay yam ndax benn gis-gis lay doon mooy da ngay bëgg lu baax bañ lu bon noonu ko sëñ Mountakha di waxee bëgg lu baax bañ lu bon moom loolu mooy l'islam authentique amul leneen foo mën a gisee lu baax da nga koy bëgg doo am ak problème tijaan ak murid duñu am problème catholique duñu am ak problème keneen ak keneen waaw waaye yii xew yëpp li ci ëpp bakkan la mooy ego
mooy suñu bakkan yi dañ ci dugg mooy ku ci ne jàpp ni sa li nga nekk mooy li wér nangam sangam te yonent bi alayhi salaam da daan ñëpp la supporté woon fii ak moom amoo entrave ci lim bëgg a dund rek wala li nga xam ne moom la ko yàlla yónni rek amut ak yow jafe-jafe ndax laa ikraha fi diine moom amul forcé amul yàqalaate donc ñu war a xalaat lan moo indi suñu société bi jafe-jafe bi ñuy dund nii muy suñu lislaam ji nga xamante nii amuñu lu dul moom bi ci njëkk mooy ñàkk xamlewuñu lislaam ignorance parents yi ak jamono ni mu bindoo léegi amatuñ jotug jàngal sax seeni doom lislaam école bi nangu na leen te tubaab bi li mu bëggoon loolu la woon mooy école bi di yar nit ñi école bi ni muy yar programme yi ñan ñoo koy définir programme yi ñun suñu ministère yi sax définiruñ ko amuñu ci accès ñun ñi xam nit ñi xam li xew xam nañu suñu ministère yi dañu leen di wax jàngale leen rek ñuy jàngale yëpp fii lañ koy toggee OMD yi ñu doon wax noonu yëpp nangam sangam plan yi day fekk ñu def ko ba pare nit nii lañ bëgg a gis àdduna bi nañ formé nit ñu mel nii point yóbbu ko ci école yi ñu koy jàngale fi mu ne Sénégal suñu yi fa amoon solo yëpp ci ñun bi ñuy jàng moral ak yooyu amatul léegi yu baree bari dindi nañ ko ay daanaka njàngum picc fa am tubaab bi loolu la bëgg ci ñun parce que xam na ni nit ki li koy def différence liy def différence mooy mu jàng nit moom Cheikh Anta Diop yàlla na ko suñu borom gën a yërëm te jéggal ko daan na ko wax armez-vous de science jusqu'aux dents science nag ni ko Sëñ Tuubaa déggee moom mooy xam-xam bu am njariñ loolu mooy science xam-xam bu am njariñ nit ki da ko war du ci doyal waru ci doyal ñun nag au lieu ñu fexe suñu jeunes yi loolu yitteel leen te loolu Afrique daf ci amoon ci suba rek maa ngi lire benn article boo xamante ni professeur Iba Der Thiam moo ko bind di ko ci wax nga xam ne Afrique réussiroon nañ ba gis nga téere nii jaayante téere ci bi fi l'islam di dox dëgg-dëgg di dund dëgg-dëgg maanaam business ba fa gënoon a am doole mooy jaayante ay téere mooy loolu da nga koy gis ci suñ mag yi niñ bëggee woon téere Sëñ Tuubaa mi téere am na benn téere xasaali rek maanaam bi nga ko gisee dafa tàggoog sago ndax téere bi puissance bi nekk ci téere bi te il fallait Sëñ Tuubaa am téere boobu te jamono jooju mënu koo am ndax benn naara ko amoon nga xamante ni dafa defi pexe ba am téere bi nga xam ne mag ñi téere moo leen jaraloon si moo nekkoon lu extraordinaire ci ñoom kon Afrique amoon na benn avant bu benn avantage bu mu amoon waaye nag bi tubaab bi dugg see indi école am indi ay pexe ak yu baree bari ak léegi ni mondialisation amee yu baree bari kii dañoo dem a dem ba xam-xam moom dañu ko bëgg a fàttaloo mooy fi mu ne jeunes yi daanaka toog fanaanee toog di seetaan benn comédien mu lay reetaanloo moo leen gën a lire benn texte 15 pages amuñu sax jotam boo leen yónnee texte article 2 pages wala 3 pages dañ lay wax ni sa article bi dafa gudd te loolu mi ngi tàmbali di yaatu li ko waral tamit passivité boobu ak tàyyeel googu ci wut xam-xam yooyu yëpp dafa bokk ci pexe yi nga xamante ni tubaab bi buñ la bëggee noot dañ koy installé donte ni du ma jël faute yëpp man à chaque fois di ko wax ni tubaab bi ñoo koy def waaye ñoom dañoo am fuñ bëgg société yi nga xamante ni ñoom lañ dominer di fa nekk mooy chaque jour di nekk ci suuf loolu nag nit ki nag pour nga téye ko ci suuf li ngay def saa su ne mooy fexe rek mu bañ a xam ndax bu xamee rek tolloog yow nit ñëpp li leen wutale xam-xam la mooy information xam moo tax xam-xam daanaka suñu borom fi mu teg borom xam-xam yi bu yonent yi jàlle daanaka ñoom la fa teg moo tax loolu nag man dama jàpp ni l'islam ji buñ bëggee mu am ndam ñiy wax ñëpp kuréel yi am Sénégal niñ bëree yëpp ku ne di xeexal l'islam sa xeex bi nga war a mëne ci jamono ji sa tembe mooy nit ñi xam maanaam réer jeex Sénégal nit ñi xam diine ji de manière authentique bañ koo xam ci parparloo bañ koo xam ci ay diwa wax lii wala wax laa waaye wax li yonent bi wax ñu def ko donc voilà ñu bàyyi xel ci loolu ñu bàyyi xel ci xam ne l'islam daal pour liggéeyal ko mooy dellu ci xamle ko de manière authentique loolu bu ñu ko defee jàpp naa ne lu am solo lay doon te mooy combat bi waaye fi mu ne boo gisee li xew lu ci baree bari dañoo xamul nit ñi xamuñu beneen bi ci tamit mooy concurrence bi am dafa dem ba benn parti bi ëpp solo nga xam ne Sëñ Tuubaa moom looloo ko indi woon bi mu ñëwee di beesal si l'islam mooy parti boobu dañ ko bàyyi léegi mooy développement personnel te tubaab bi tuddee ko jamono ji développement personnel wala ci spiritualité mooy tasawuf donte ne ñun Sénégal l'islam ji ñu yor it bu ñu fàtte ni l'islamu tasawuf la donte nañ koy jaawaleeg l'islam classique bi l'islam tasawuf bokkut ak l'islam classique l'islam tasawuf dafa am ay normes ak i règles waaye fi mu ne dem nañ ba daanaka doo xam tasawuf la ñuy dund doo xam lu ñuy dund daanaka folklore gi nekk Sénégal c'est extraordinaire donte ni nag du ma jël lépp ni baaxul li fa baax moo ëpp li fa baax bari na waaye nag li yàqu tamit ñoo ngi seetaan muy gën a gagner terrain bi te ñi nga xamante ni gisu l'islam arrangé wu leen saa su ne dañuy am seeni gis-gis ak bëgg mbir yi du jëm kanam kon moo tax ñi nga xamante ni dañuy xeexal l'islam dañu war a taxaw tem ci xamal nit ñi de manière authentique
moo tax dama koy répété xamal nit ñi de manière authentique mooy l'islam ji nga xamante ni yonent bi moom la jàngale tañ am taw féexi wax dëgg yàlla am suñu kilifa yi ñu ko doon bañ jot ci ñun ñi tey mënatoo fii di wax wala gëm yàlla wala nangam sàngam ñooñu ñu ko doon liñ ñu fi bàyyi rek suñ ci delloo duñu am problème maanaam buñ fa buñ ci delloo dañuy dund suñu l'islam ba pare dégg suñu jamono ndax mag ñi kenn gënu leen woon a dégg jamono maanaam Sénégal ñun chance bi ñu am loolu la dañoo amoon ñu intelligent ñoo xamante ni gis nga bi ñuy jàng sax alxuraan ji dañ koo jàng ñoom ci niñ ko déggee moo tax yu baree bari nag ñàkk discernement boobu ma yokk ci sujet bi moo koy waral moo tax suñ mag ñi boo seetloo niñ daan jànge arabe alphabet seeni alphabet bopp sax dañ koo amoon boo demee alphabet classe standard bi du bokk bi nga xamante ni ñun moom lañ jànge woon muy taa tomb yanara kaaf affaire yooyu noonu ñoom dañoo amoon seen style bopp nga xamante ni dañ koy dëppaleeg seen aada ñun nag loolu lañ dem ba perte ñun fi mu ne daanaka suñu borom xam-xam ñi ñuy tuddee borom xam-xam sax esprit créativité amuñu ko duñ xalaatal dara lu amal lépp dañ koy importer copier coller rek moo tax quasiment nit ñi gisatuñ ci seen bopp mais mag ñi dañoo déggoon kon moo tax mag ñi mënuñu leen a fay li ñu bàyyi lu extraordinaire la ban taxawaay lañ ci war a am mooy sàmm ko xam ne l'islam rek moo am njariñ leneen lu mu mënti doon bu ko nit yoree mën nga ko boo ko seetaanee day mujj ñàkk ko mais l'islam moom wax dëgg yàlla am ñi koy dund wala ñi ko xam nañ ni moom kese mooy solution bi ndax moom la yàlla gërëm yeneen yëpp da nga boo seetloo ñi koy dund dañuy jekki-jekki am problème duñ xamati fu ñu jëm ñi doon wax démocratie wala nangam sangam seen système yi ñuy teg yëpp dañuy dem a dem ba dañuy gis mbir ma taxaw duñ ci xamati dara waaye l'islam moom mooy nekk di jaamu yàlla bu wér di liggéey ci àdduna bi bu wér noonu ko Sëñ Tuubaa jàngalee rek jaamu yàlla ak liggéey la booy liggéey àdduna kenn du la fi ëppale dara léegi dama koy wax gars yi ci daayira yooyu dama koy wax ni fi mu ne murit yi wala gars yi tijaan yi nga xamante ni ñoo ngi dund seen diine nii wala di gëm seen gëm l'islam ji mais kenn ëpp leen xam-xam bu dee ay docteur lañ bu dee ay expert lañ buñ dajee tubaab bi duñ faale tubaab bi te am nañ leneen loo xamante ni tubaab bi amuñu ko mooy gëm yàlla moo tax fi mu ne Covid bii nii jullit yi dund seenu jullit nu mu lay jaaxale du la jaaxal ñiy teeli ñëpp mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni lenn lañ am te àdduna la te buñ deewee dañuy torox ñooñu ñoo am problème mais jullit bu xam li xew yi du ko jaaxal ak jullit loolu tax l'islam am solo donc il faut ñu jàngal xale yi jàngal mag ñi am nañ jafe-jafe tamit ndax mag ñu baree bari Sénégal ay kilifa lañ nii am na ci sax ñoo xam ne say baay la ñuy doon wala say ndijaay mais xamuñu dara malheureusement xamuñu dara te ñooñu ku xamul dara mënoo yar sa njaboot ci xam moo tax il faut ñu gën a am ñi nga xam ne dañuy jixaat ci yoonu l'islam wala ci bëgg l'islam am ndam faaw ñu xam am méthodologie am pédagogie bu ñuy jàngalee xam naa sujet bu large la li ma bindoon lépp sax maa ngi wax di téeli rek ba lu ci bari bàyyi naa ko mais daal li am solo moom mooy ñu jàngale l'islam jàngale ko de manière authentique loolu moom bu ñu ko defee rek lu baree bari mën naa saafara waaye nag de manière authentique ndax l'islam yu baree bari da cee dugg te bokku ci ndax lu baree bari dafa dugg ci l'islam te bokku ci ndax yonent bi alayhi salaam bi mu fi jógee rek système bu mat la fi bàyyi woon muy l'islam ju mat waaye gis nga daanaka dañ cee teg quelques années rek mën nañ ni 30 ans wala 40 ans lu baree bari yàquwaat ñuy xeex seen saxaaba yi ñu defaroon di xeex di rayante ba gis nga leen ku dul Seydina Ababakar ñi ci des ñëpp dañoo faatu te li ko def mooy ay ego wala ak ay yoo xamante ni kenn du ko comprendre waaw kon nag l'islam yu baree bari daf ci dugg ñi am tawféexu yor l'islam ju authentique nag man li ma jàpp te gëm ko moom mooy Sénégal dañoo am nañ boo seetloo bu baax a baax l'islam ju authentique am na fa waaye ñoo ngi koy saboote di ko yàq ba maara day taali fa mu nar a jëm te loolu waruñu ko nangu ndax boo seetloo liñ naan li ëpp solo ci diine mooy biir gi li ëpp solo ci diine mooy li ci biir loolu mooy spiritualité mooy liñ naan xam-xamu tasawuf xam-xam bi lay xamal sa bopp ba pare di la lënk di def connexion di la jox connexion yaag sa borom bi la bind xam-xam boobu moom lañ tudde xam-xamu tasawuf nga xam ne ci l'islam ji authentique la bokkut ak fiqh wala imaan boo xamante ni dañ la koy jàngal mais imaan théorie bi la mooy ndax imaan it noonu la ko sëñ bi sax ilmul kalaam ak tawxiidul irfan bi ñu koy jàngale ci masaalik noonu la ko jàngale ilmul kalaam moom mooy ni ngay xamee yàlla de manière boo xamante nii rek li ci téere yi la ñu wax la yàlla kat lii la kii mooy yàlla moo fi jiitu moo fi mujj nangam ba mu egg loolu mooy ilmul kalaam léegi nag tawxiidul irfan moo mata sonn loolu nag la moom fi mu ne nii moom la ñi nga xamante ni dañoo mën a yàq te xam ni taxaw temm loolu fi ak jëlewuñ ko fi nit ñi dañuy nekk ci l'islam ju wér dañuy fexe loolu ñu fàtte ko mooy nit ki dafa war a am connexion ci boppam
di bàyyi xel boppam waaye tamit am lu koy lënkale moo boroomam. loolu nag parti boobu nga xam ne moom la tubaab bi tudde spiritualité te tubaab bi fii may waxee yow man ñu baree bari xam naa ci ñoo xamante ni daanaka boo dajee ñoom ci librairie yi li ñuy jënd yëpp mooy livre yu leen di jàngal spiritualité xam ne ay Bouddha la ñuy dem di lii rek nangam sangam te li ne ci l'islam ci spiritualité mais partie spiritualité bi li nga xamante ni moo ëpp njariñ ci l'islam fi mu ne moom lañ fàttaloo nit ñi bàyyi fi rek mooy l'islam julli woor def yoo xamante ni mooy ñëpp koy defandoo des fois naar yi ngay gis fi ñi fi juddoo nga xamante ni dañ naan ay jullit lañ bu koor jotee ba koor la ñuy julli léeg-léeg sax da ngay gis koo xamante ni dañ lay day nekk ci boîte bi bu nekkee boîte bu nekkee boîte bu nekkee boîte ba kii day kii maa ngi jégalu de waaw am na ci ñoo xam ne fii lañ juddoo mais da ngay gis ni bu koor jotee dañ la naan dañuy dem boîte dañuy dem boîte ba koor ba fajar di waaj a jot bu fajar di waaj a jot ñu ni bàyyi nañ donc voilà dafa xoromu léegi nag mooy partie spiritualité bi kon moom lañ leeralul ci nit ñi mooy xam sa bopp waaye nag xam-xam bi lay xamal sa bopp loolu tasawuf la spiritualité partie boobu nag gis nañ ni Sénégal mooy mi ngi ñoo ngi gis ne mi ngi am jafe-jafe daal bu wér a wér partie spiritualité bi ndax buñ ko toppoon dëgg-dëgg tasawuf nit ñu ko jàngalee wax dëgg yàlla duñ am jotu nekk ci ay détails wala xuloo wala weerante kon wax dëgg yàlla boo gisee sax sa mbokku jullit wala mbokku nit bu am jafe-jafe rek yow da ngay fexe noo ko saafaraalee boo gisee ku juum rek yow da ngay fexe juumam googu mu bañ koo dalati da nga koy yërëm mais yow buñ demee ba fi mu ne ñun suñ xëyee suba ba ngoon li ñuy seetaan fi mu ne boo duggoon YouTube nii li ci ëpp lu nit ñi seetaan mooy ñuy saagante wala ñuy xuloo léeg-léeg sax da ngay gis ñoo xam dañ naan kilifa diine lañ mais ci yooyu la ñuy nekk ba suba ngoon di saagante fee di wax fii di werante donc mooy li ëpp solo kon ci l'islam ñoom ñu koy fàtteloo mooy partie spirituelle bi te loolu il faut ñu dellu ci ndax tubaab bi ñoom biñ bëggee li tax ñu gedd diine bañ diine dara waral lu ko ludul li ëppoon solo ci diine dañoo dem ba fàtteloo leen ko mooy nit ki ci jëmmi boppam xam ki ko bind te loolu mooy spiritualité loolu mooy tasawuf bu wér xam-xam bi lay xamal sa bopp Sëñ Tuubaa noonu la ko définir moom xam-xam boo xamante ni moo lay xamal say défaut say ayib li ne ci yow te nga war koo dindi war koo combat ba mu dañ nga xamante ni damay wax gars yi lu bari ni leen masaalik boo koy liir da ngay mel ni ku ne ci seetu moo tax masaalik ñëpp ko war a liir muy catholique muy jullit muy kudul jullit man su ma amoon dogal Sénégal ci école yeeg jumaa yeeg fépp lañ koy mool yóbbu ko fa ndax téere la boo xam ne comme seetu boo koy liir di gis say ayib xam fi nga war a faj ni ñu koy faje muy téere bu mata liir ndax malheureusement nit ñi xamuñu ko sax xëy na jumaa jee tax ñu xam masaalik mais xamuñu sax murit yi sax xamuñu ñi ko ci xam bëriwul donc moo tax sujet la boo xam ni voilà xam naa def naa hors sujet ndax li ma waajaloon ak li may wax dara bokk ci waaye daal ñu xam ni moom li ma gëm moom te jàpp ko mooy l'islam moo mën a sauver àdduna bi te mooy diine ji yàlla gërëm mooy diine ji mën a musal nit léegi loolu nag nan lañ mën a def ba ñun ñu dund ko bu wér-wér ci suñ société mooy jàngale ko de manière authentique ni ko yonent bi jàngale woon te suñ mag ñi indil ñu ci xam-xam yu doy sëkk muy boo demee ci tijaan yi liñ doon ne ci Cheikh Ahmed Tidiane ak ñi ko beesal ku mel ni Cheikh Omar Fouti yu ba mu ñëw ci El Hadji Malick Sy wala ci Baye Niass niñ ko déggee ñëpp boo leen toppee de manière authentique la Sidi El Hadji Malick mu baax mi nga xamante nii radiyallahu da ngay gis ci mbindam daanaka yu ci baree bari da ngay gis boo ñëwee ci Sëñ Tuubaa dañ koy nuróole gis-gis moo tax buñ la ne ay xarit lañ woon da nga koy gëm ndax dañoo bokk gis-gis bi ñu am mooy l'islam ju authentique lañ yoroon am na sax koo xamante ni dafa sama benn mbokk ku baax ku ñu naan Pape Djibril Fall moo ma ko doon nettali nee na El Hadji Malick Sy dafa am benn taalibeem bu ñëwoon ci moom naan ko dégg nga li murit yi di waxam mu ne ko lu ñu wax mu ne ko murit yi dañuy wax ni seen sëriñ bi am na wérd te wérd bi yonent bee ko jox mooy sëñ bi mu jotee wérd maaxus gànnaar rek murit yi di bég ci ni wérd bi sëñ bi doon xaar jot na ci muy wérd maaxus moom ñëpp xam nañ ni yonent bi sëñ Tuubaa yonent bee ko joxal boppam sans intermédiaire léegi nag loolu rëy ci ñoom te jàppoon nañ loolu ci Cheikh Ahmed Tidiane rek la mën a yem nee na taalibe bi ñu ñëwee ci Sidi El Hadji Malick di ci waxtaan naan ko seen sëriñ bi ñoom dañoo ngi wax ci seeni wax naan seen sëriñ bi am na wérdu wi yonent bee ko jox El Hadji Malick si maandoom ak baaxam ak mat lim doonam
lam ko tontu moo extraordinaire. da ko ni ta nga nangu ni yonent bi jox na ko Cheikh Ahmed Tidiane lu tax nga nangul ko Cheikh Ahmed Tidiane bëgg koo xañ kii xamante ni niveau boobu lañ nekkoon. loolu nag bu ñu fexee ba société bi ñu dégg am dégg-dégg boobu Tidiane bi am dégg-dégg boobu murit bi am dégg-dégg boobu xaadir bi am dégg-dégg boobu bu boobaa yu lu ñàkk fulla lu bokkul ci l'islam rek bu ñëwee day xat day demaat waaye duñ ko def dañuy bàyyi li naan spiritualité fële ne ci ay détails sama sëriñam man kii sa sëriñam man kii ñuy distraire ci yoo xamante nii day tardeel l'islam day tax l'islam sax xale yi duñ ko xemmem ëllëg ndax suñ doom yi bu ñëwee seeni xel day gën a évoluer adduna bi nekk ci beneen allure bu extraordinaire ñun ñu ne ci ay détails maanaam li l'islam rafet la nga xamante ni li ma gëm mooy lépp lu baax l'islam ci l'islam lañ ko war a jànge mais man dama gis ni duñ ko nekkuñu ci l'essentiel dañ fi bàyyi yooyu di ñu jàngal yoo xamante ni soxlawuñ ko. imagine léegi suñ plateau télévisé yi nga xamante ni quasiment ñu bari dañ leen di topp ñi ñuy wax ay boroom xam-xam ñuy jàngale l'islam ñëpp dem nañ ba saytaane laa ko mën a tudde xaw ma àdduna égo laa ko mën a tudde xaw ma àdduna bëgg àdduna dem nañ ba ñi ci ëpp léegi ci ay werante la ñuy yëngu te pourtant ñooñu c'est des gens yoo xam ne ci diine la ñuy wax ni moom la ñuy jàngale. polémique nga xamante ni booy lire texte El Hadj Malick gi da ciy wax polémique Sëñ Tuubaa di ko tere ci am njàngaleem polémique Sëñ Tuubaa dem nañ sax ba ni bu leen jàppe boroom xam-xam ki nga xamante ni moom xamul lu xam-xamam bi benn yitte la ci am nee na kooku bu ëllëgee dana am ak problème xam-xamam bi ñu ngi koy wax ci Masaalik da nee na moom xam-xam bi mu am lenn tax muy sonn ci xam-xam mooy werante fi mu ne boo jëlee ñi nga xamante ni c'est des intellectuels ñoom lañ tuddee ay intellectuels li tax ñu sonn seenum jàng ñëpp du ma wax ñëpp nag waaye ñi ci ëpp te jàng ci école tubaab bi li tax ñuy sonn ci seen xam-xam mooy buñ génnee tekki dara lan lañ tuddee tekki dara mooy occuper benn poste pour di weranteeg naan kii maa ko gën cravate ak maa ko gën nangam ak yooyu seeni sujet moo tax xoolal suñ politiciens yi werante saaga léeg-léeg sax nga xam ni kii dëgg lay wax mais doo ko nangu donc kon yu bari dafa nekk te l'islam nekk diina ju riche diina joo xamante ni moom kesee mat ndax yi tubaab yi jàngale yépp boo ko seetloo da ngay gis ni mi ngi ci biir l'islam ay démocratie yi ñu lay wax ak ay bonne gouvernance ak mais xoolal bonne gouvernance ni ko Seydina Omar jàngale mais fi ne boo toogoon ci télé Sénégal sax te dañ naan dëkkub 96% des musulmans lañ boo fa toogoon di leen expliquer Seydina Omar ni mu jàngalee bonne gouvernance mais dañ la naan sëñ bi ñun waxtaane wuñ diine boo leen ne bonne gouvernance ni ko Montesquieu gisee wala nangam nag ñu daal di toogaat te Montesquieu nit la koo xamante ni danaan xalaat di bind rek Seydina Omar moom nekk yonent bi am xam-xam yoo xamante ni maamu Montesquieu sax xamu ko mais dem nañ ba teg barrière boo xamante ni ci suñu biir réew ñu ni ñun ay jullit lañ boo jëlee Seydina Omar comme référence ni Seydina Omar de ni mu doon jàngalee bonne gouvernance journaliste bi moo leen njëkk a wax ni la saa waay nekkuñu ci diine de laïcité la te xam-xam moom xamul laïcité xam-xam moom na doon njariñ rek malheureusement yi ñu mën a wax ci sujet bi c'est bari na xam naa bu ma ko toppee daa mel ni mi ngi bëgg a gudd ak koor gi moom bala maa njaayee ne wax ak man mais xam naa li ci am solo mooy peut-être waajalaat ko ndax sujet la boo xam ne mën nañ koo traité fukki yoon ak juróom ci angle yu wuute ndax dafa doon sujet boo xamante ni nii ñëpp ci war a gëstu mooy lu bloqué suñu l'islam ji ñuy dund Sénégal nii waaw photocopie bi ñu fi bëgg a tegal nii jël l'islam original bi teg ne buñ ko nangu ñun am nañ chance bu wér fekk fa mag ñu gore woon ñoo xamante ni seen dund gépp l'islam lañ ko joxoon maa ngi koy wax ci biir waxtaan wi rek Cheikh Omar Foutiyou Tall lim daj pour l'islam taxaw nga xam ne dem ak màkkaam gi rek yaa buñ la waxee at yim duré jàmbaar yoo xamante ni c'est extraordinaire liñ réaliser l'islam waaw nga ñëw ba ci jàmbaar ji fi bokk ci ñi mujj muy Sëñ Tuubaa mii nga xamante ni c'est extraordinaire man damaa jàpp ni pasteefu Sëñ Tuubaa ak yitteem ju kawe bi fi yonent bi jógee la fi géej ku toll noonu nag yàlla dénk ñu ko ñun biir Sénégal ñun ne fii di nelaw ñu ñuy distraire murit yi sax des fois da ngay am lu la metti ndax Sëñ Tuubaa ni mu toll ak li mu fi bàyyi ñun chantier yépp ñu war cee doon exemple ñooy ne ci ay détails yoo xamante ni xale bu juddu démb sax da ko war a weesu c'est extraordinaire li xew te loolu lépp dara waralu ko lu dul ñàkk discernement ñàkk xàmmee du leneen nit ki bu ràññatlee di gëstu mbir mi nekk mu yitteel ko day am yu bëree bëri da ciy mujj génn ndax lu bëree bëri Sénégal dañ koy yokk ci diine ji waaye demewul noonu mag ñi niñ daan dunde diine loolu faaw ku bëgg a mucc wala ku bëgg amal njariñ l'islam nga ciy dellu di ko liir di ko yër di ci ràññatle di ko booleeg yeneen xam-xam mais Sénégal ñun quasiment boo seetloo àdduna bi fi mu ne nii ñoo ngi ci 1,8 milliard de musulmans et quelques ci d'après ñoom seeni source ndax scientifique yi moom li ñuy wax moom ak li am du bokk waaye nee nañ 1,8 milliard de musulmans ñoo am ci àdduna bi
waaw te ñun Sénégal daanaka matuñu 16 millions ci suñ population yi nga xam ne boo demee ay Malaisie wala ay Indonésie daanaka sëñ bi ay ñaata millions lañ ay 230 millions population seen population yëpp ay jullit la ñuy doon ay Éthiopie gi nga xamante ni ay Nigéria niñ toll ci ay jullit kon l'islam buñ organisé wu woon dëkk yëpp organisé wu xam dellu ci l'essentiel waxuma la àdduna bi mais ñu baree bari dañuy muy àdduna bi yëpp doon ay jullit mais malheureusement dañuy distraire saa su nekk voilà xam naa ñoo ngi jégaluwaat bu baax a baax ci coow lu bari li mais xam naa daal sujet la boo xam ne ñëpp ci war a gëstu internet bi tamit kenn moomu ko parce que des fois da nga naan sax est-ce que jaratina ay live ak yooyu waaye da ngay xam ni boo ko bàyyee te mën a am loo leeral di nga fi gis koo xamante ni intérêt boppam wala ay yu kenn xamul moo koy tax ci mu ne fi nit ñi di ko déglu te bu yàggee nit ki moom lim miin rek loolu lay jàppe ni mooy dëgg nit moom ñun ñu def sociologie xam nañ loolu xam nañ ni nit ki moom li normal wala lu mu bëgg lu muy dégg lu bari rek bu yàggee danaan loolu moo normal moo tax bu ko kenn bàyyee kenn ñi nga xamante ni am nañ xam-xam wala ñi nga xamante ni lu baax ñor na leen nañuy fexe di ci yeete voilà ñoo ngi jéggalu mbokk yi bu baax a baax xam naa daal moom di sant bu baax nag di sant ci lépp rek des fois daanaka mbokk yi lay soññ ci ay mbir yoo xam ni yow da ngay xam ni xamoo ci dara mënoo ci dara mais saa su ne ñoo ngi lay encouragé suñu yitte moom du dara lu dul fexe saa su ne suñu population di ne ci lu am njariñ rek te jàpp nañ ni Sénégal chance bi ñu am mooy l'islam donc faaw ñu exploité ko nag ci angle yëpp di jégalu bu baax a baax mbokk yi ci live bu gudd bi salaamaaleykum